jërëjëf mbokku téléspectateur u télévision Futur Média yi ñuy topp ci dëkk bu sell bi nga xamante ni moom mooy Touba ñuy ànd ak yéen ci ay jotaay yu bari yu wuute waaye objectif bi rek mooy nan la ñuy def ba dimbali ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ak ñi nga xamante ni aussi ñoo amoon yéene ñëw màggal si te yàlla suñu borom dogalul ñu mën a ñëw ñu vivre les grands moments de ce grand événement bi nga xamante ni bu am solo la dans la vie de cette nation dans la vie du continent mais dans la vie de l'humanité tout entière mooy bés bi nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci la bàyyeekoon fii dem liggéeyali sunu borom subhanahu wa taala ci ànd ci wut ci ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te amee ko ci amin boo xamante ni bu mucc ayib la ba nga xamante ni xéewal ya nga xamante ni moom lañ ko ci diggoon wax na ne képp koo xamante ni sa mbég sama bos la su bés bi jotatee na nga ñëw santale ma suñu borom subhanahu wa taala ñu ci ànd ak moom léegi nag comme ni ma leen ko waxee ci njiital ñi nga xamante ni moom mooy ki nga xamante ni moom mooy xalif général muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir ak Cheikh Mouhamadul Bachir ibn Cheikh Abdou Khadir bi nga xamante ni moom mooy comité d'organisation bi depuis plus de 6 mois ngi nii yitte yëpp mooy nan la ñuy def ba nit ñi mën a màggal bu mucc ayib ci siège boobu nag ci la ñuy dalal ñi nga xamante ni tamit dañoo am une responsabilité ci nekkin bu mucc ayib boobu nga xamante ni ñi ñëw di màggal si dinañ ko ci nekk waaye rawatina aussi dëkk bi de façon générale parce que màggal gi tam prétexte la ngir waxtaane li nga xamante ni moom mooy les préoccupations et les aspirations des populations de Touba et tout ce qui ñi nga xamante ni yëpp dañoo am un intérêt direct ou indirect à Touba ñuy dalal kenn ci ñoom muy Alpha Bayla Gueye moom nag moom moo jiite OFOR muy office des forages ruraux di kenn ci kilifa yi nga xamante ni moom lañ dénk nag question yi gën a central jamono ji ci dëkkuwaay wala dëkkin bu mucc ayib muy wàllu ndox moom la ñu fas yéene bokkal jotaay bi Alpha Bayla Gueye ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci plateau Soir d'info télévision Futur Média depuis Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. maa ngi lay fay di la remercier ci invitation bi nga invité OFOR pour ñu wax si wàllu ndox bi mu nekk wàllu lu am solo ci magal bi di ziar Serigne Mountakha Bachir di ko ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaayam. amiin di yaakaar ne rek ndax waxtaan bi ñuy waxtaan tey waxtaan bu am solo la que nit yi dinañ ci jëlee njëriñ jërëjëf Alpha Bayla Gueye question bu njëkk bi mooy màggal gi ak OFOR daaw coowal ndox amoon na dalaloon nañ ki nga xamante ni moom moo jiite woon OFOR ñu wax ci problème bi ak solution yi nga xamante ni jàppoon nañ ne dina nekk ay solution durable définitive ndax coowal daaw la mooy coowal ren wala ndax soppite am na ci. ñun de wax dëgg yàlla nag yaakaar nañu ne am nañu jort ne dëwën ren dina gën dëwën. incha allah ndax fiñ ko wékk rek fenn la. mooy depuis màggalu daaw bi. comité d'organisation bi ak OFOR dañu boole seen doole. ñu def benn diagnostic boobu biñ ko defee mu jur benn plan d'action boobu nag moom la ñu wëyal ma mën ko faram-fàccee rek ci lu gaaw ci ñeenti poñ. poñ bi ci njëkk mooy ci wàllu production ak stockage moom ñaareelu poñ boo xam ni moo doon wàllu entretien des ouvrages ñetteelu poñ boo xam ni moo doon wàllu couverture en eau mooy dispositif d'appoint bi ñuy indi chaque année ak beneen bi mooy innovation yi nga xam ni moom mooy ànd ak disposition yooyu alors ci wàllu bu njëkk bi mooy. lu ngeen ko xayma plan d'action bi ci xaalis. bon je veux dire bugguma di wax xaalis ndax toujours day indi ay jiixi jaaxa waaye li ma mën a wax rek mooy lépp li ci waroon muy moyen pour état bi dégager ko pour ñu mën a topp plan d'action bi ba mu sës état du Sénégal def na ko. point yi nag moom bu ci njëkk bi moo doon waajal production ak stockage. xam ngeen ne daaw ñi ngi fonctionner ci màggal bi ak production boo xam ni soo ko xaymawee mot na téeméeri junni ak fukk. bi ñu defee diagnostic bi ñi ni il faut que loolu ñu ful ko pour yéegal ko téeméeri junni ak ñaar fukk donc ñu war a liggéey pour indi apport fukki junni mètre cube loolu nag ñi ngi ko yaakaaroon ci ñetti forage yu ñu waroon jëmbal ci dëkk bi
ak ci régénération yenn forage yi ñetti forage yi nag yàlla def na ci sutura ba tey bi may wax ak yow nii ñetti forage yëpp ñi ngi net nañ leen en production bi ci njëkk mooy forage u Touba Ndiarème bi forage boobu forage bu am solo la ndax mi ngi produire 4000 mètres cubes par jour boobu daanaka biñ ko mettre en service depuis le 18 septembre ñi dëkk ci quartier yi nekk autour du forage muy Alieu muy HLM ñoom ci seen bopp sax ñoo woote ne am nañu taw gën nañu am taw féex ci wàllu distribution donc forage boobu biñ ko jëmbalee ba pare ñu attaqué forage u Daaru Karim bi foofu moom ñëpp xam nañ ne dafa amoon jafe-jafe yu tar ñu def fa benn forage boo xam ni soo koy méngalee si capacité moom ak bu Touba Ndiarème bi benn la boobu tamit 4000 mètres cubes boobu tamit ak xat-xat bi yi mu am yëpp jot nañ ko defar ba forage bi bërki démb nañ ko mettre en production waxtu bi may wax ak yow nii depuis démb mi ngi doon daw ak benn groupe électrogène mais xam nga groupe électrogène moom dafa am capacité daanaka day daw peut-être 7 heures 8 heures de temps ñu fay ko moo tax waa Sénélec ñi ngi foofu depuis ce matin pour def raccordement direct bi pour mën a assurer indépendance énergétique forage bi te li ci am solo mooy forage boobu biñ koy tabax dañu simultanément def réseau bi c'est-à-dire def nañu 8 kilomètres de réseau autour du forage boobu pour que quartier yi nekk foofu mën a nga xam ne suñu paree liggéey bi rek dañuy def raccordement bi donc réseau boobu tamit démb Serigne Cheikh wax na ne ñoom ci seen bopp yëg nañu taw féex bu am solo beneen ñetteelu forage bi moom mooy bi nekk Ndiso boobu tamit mettre nañ ko en production donc ñetti forage yëpp daanaka tàkk na tey soo xoolee ci 34 forages yi nekk biir Touba yëpp amul benn bu ci sooxee ñëpp ngi fonctionner rax si dolli nag ci wàllu entretien xam nga forage moom dafa mel ni puits de pétrole. soo koy maintenance beeg entretien. waaw soo koy. ban dispositif moom moo koy saytu. voilà c'est-à-dire soo bënnee forage bi plus ngay tirer plus forage bi dafay essouffler donc soo doon am au début 250 mètres cubes mun na dem bay wàcc ba 200 mètres cubes loolu la ñuy wax régénération donc dañ dem ci yeneen forage yi ñu choisir ci 16 stations yoo xam ni dañu dem def entretien yi yenn yi ñu def régénération remettre à flot capacité de production. le deuxième point du plan d'action. waaw deuxième point bi moo doon entretien yi. moo doon régénération bi. boobu tamit am nañ ci ay progression yu baax. daanaka gis nañ ci benn forage boo xam biñ ko nattee. avant ñuy def régénération bi 150 mètres cubes la woon. mais biñ defee régénération mi ngi génne 200 mètres cubes. donc yooyu yëpp ay apport additionnel la. leneen li ci topp tamit mooy wàllu camion yi. ñun année bi gis ngeen ne OFOR sax dafa créer benn numéro vert. te loolu ci waxtaan boo xam ni la vraiment bu am solo bu jógee ci comité d'organisation. ñi ni balaay màggal bi di démarrer dañuy jël camion yi. ñu dem remplir réserve domestique yi. ñu def communiqué fii ci dëkk bi wax population Touba képp ku ci am réserve bi nga xam dafa nekk sa kër mun nga woote pour ñu indil la ndox. donc bi ñu defee numéro vert bi jot nañu à peu près ay 233 appels bi ñu jotee 233 yi depuis àjjuma bi passé suñu équipe yi ñi ngi fii ak camions yi di dugg ci kër yi di joxe ndox moo tax ngeen gisoon camions yi bëri fi ndax bi ñu décidé loolu rek on avait acheminé la moitié de la flotte pour que mu ñëw fii def loolu. beneen bi ci topp mooy bi ci ëpp solo mooy camions yi dañ leen doon sëf biir Ndaamatu biir Touba sëf leen foofu. daanaka am na camion yoo xam ne doon nañ toog màggal bi ba mu jeex benn yoon nañuy bouger wala maximum des fois sax duñu bouger alors bi ñu décidé loolu ñu ni léegi dañuy choisir ay forages yi nga xam ni dañu nekk ceinture Touba ñu génn dëkk bi ñu ni au lieu ñuy jël forage yi nekk ci biir dëkk bi ak xat-xat bi nga xam ni ak nit yi suñuy dox camions yi dañuy am problème pour de mobilité ñu choisir 6 forages yooyu mooy Touba Belel Taïf Diop yu choisir forage yooyu léegi camions yi def nañu potence foofu ci forage yooyu camions yi dañuy dem ci biti jël ndox bi dugal ko ci biir dëkk bi loolu biñ ko xaymaa ci capacité presque dina nekk apportu 20 000 mètres cubes bu fekkee ci li nga xam ni moom lañ doon xaar donc mu nekk ay innovation yu am solo yoo xam ni OFOR jël na ko ci ak comité d'organisation bi waaye ci li ngay wax ci problème structurel mooy ndoxu Touba bi. techniquement est-ce que techniquement aujourd'hui forage la ñu war a continuer wax wala dañu war a dem ci ay château d'eau techniquement.
est-ce que techniquement forage dina mën a continuer di répondre aux besoins par rapport ak ni démographie bi toll. waaw mais xam nga forage moom mooy régler affaire ndox. même soo demee ci yeneen champ soo génne woon tey nga am benn champ captant ay forage nga fay def ñu tiré. alors tey nii pour wàllu château d'eau yi mooy stockage bi. dama ko fàtte wax. tey château d'eau yi nekk fii yëpp remplir nañ leen. ba mu fees ñu tëj leen. loolu bi ñu xaymaa tey li ñu yore ci stock de ndox bi ñu nekk ci château d'eau yi mot na 16 millions de litres. kon ndox du ñàkk ren. non mënu ma wax loolu. xam nga ñun aussi ay techniciens nañu. donc dañuy wax rek dispositions yi ñu jël. waaye du ñàkk tamit ci yenn poches yi mu am ay difficultés. alors donc bi ñu remplir château d'eau yi am na 16 000 mètres cubes tey bu ñu stocké dañuy bàyyi ba àjjuma si guddi wala samedi en journée ñu lâché stock boobu suñ ko lâché day ànd ak refoulement direct yi nga xam ni moom mooy jóge ci biir forage bi ànd dem ci biir réseau bi ñi ngi njottu ne même que il faut waa Sen'Eau ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale si détection fuite yi ñu des ak ñun ndax ñi ngi xaar benn pression bu énorme ci réseau bi te dañuy ragal ci loolu mu indi ay yàq-yàq ak ay perturbations. léegi beneen question bi mooy par rapport ak besoin bi ni mu toll tey jii bu ngeen doon ko xayma ci Touba li fi yeewoo ci ay nit nga xamante ni en dehors du màggal parce que màggal aussi nit yu dañuy gën ay millions ngi nit ñoo fi daje. mais en temps normal tamit dañuy gis ne nit ñi dañuy continuer tamit di jafe-jafe ndox bi dañ koy jooy. tey jii ndax jàpp nga ne lii ngeen am comme dispositif ak xayma bi ngeen xayma ne loolu lañu war a am nan la toll gap bi nu mu toll. en réalité normes internationales yi dañu wax ne nit ku nekk dina soxla 25 litres par jour 25 à 30. bi ñu calculer ñun li ñu stocké yëpp ak li ñu def yëpp dina ko mën a motali dina ci mot. waaye ñaata nit ngeen xayma Touba yi. non xam nga ñu ngi wax 4 millions de personnes. donc soo defee ratio bi rek waaw soo defee mathématique bi rek di nga xam ratio bi. alors ñu ngi yaakaar ne war na ko mën a motal. mais nag affaire bi du production rek parce que dafa am réseau. lii ñi gën a indil coono fii nii mooy réseau bi. parce que réseau bi daanaka xam nga dafa am réseau primaire mooy grosse conduite yi après réseau secondaire ak réseau tertiaire réseau bi dafa am ci yenn partie yoo xam ni nit yi ñoo ko defal seen bopp. te niñ ko defee waaw te loolu baaxul. ak fraude yeeg yooyu. voilà di nga gis sax nit boo xam ni da ngay dend ak nit kër moom mu am ndox yow doo am ndox. loolu problème mu branchement la xam nga mënoo jël tuyau 90 nga sëf si il faut forcément une mission de correction. il faut que dina bokk ci suñu plan d'action dëwoon. dama ne réseau bi il faut que ñu def audit bi. pour reparcourir réseau bi. mais xam nga fii nii c'est presque plus de 100 000 kilomètres de réseau. donc il faut que ñu def réseau bi ñu xool ko. saytuwaat ko xool ndax tey am na beneen projet boo xam ne gouvernement bi laaj na ko. waaw foofu laay ñëw ndax wax nga léegi ne amoon ngeen plan d'action daaw en intelligence avec le comité d'organisation bi ngeen defee évaluation mais est-ce que OFOR tey am na un plan stratégique de développement pour une ville une démographie parce que Touba aussi li tax ñu koy wax au-delà de l'aspect spirituel mooy deuxième grande ville après Dakar. président koy fàttali keroog. loolu aussi dafay laaj ay mesures spéciales est-ce que aujourd'hui il y a un plan stratégique de développement destiné à la ville de Touba. dimensionnement boobu ngay wax noonu dafa am solo. dëkk bu nekk dañu war a def benn dimensionnement bu approprié mooy nga xayma besoin bi xayma progression démographique bi ba pare def ay njumtuwaay. gouvernement bi commandé na benn étude. mu di ko tuddee transport d'eau à Touba. très bien étude boobu. OFOR moo ko piloté def na ci liggéey bu am solo. xayma nañu li war. pour ñu indi ndox bu neex bi. à partir du champ captant de Sadio. ak un peu vers Taïf. suñu xëccee ndox boobu pour ñu indi ko fii jox nañu gouvernement bi étude bi. mais xam nga yooyu yëpp après il faut que ñu travailler ci modèle bi. mooy naka nañ koy financer ak naka nañ koy rembourser. te la question de la gratuité. bon waaw gratuité bi ak yooyu. xam nga loolu tamit il faut que ñu waxtaan ci. ndax sooy def yenn investissement yi dafa jaadu ki lay financer da lay laaj toujours na nga koy rembourser. mais bu amee qualité. waaw parce que tey jii tamit Touba ñu bëri dañuy wax ne du ñu fay ndox certes mais ñu ci bëri tamit eau minérale la ñuy jënd. ñu ci bëri tam dañuy jënd. donc xëy na li ñuy dépenser ci ndox bi. bés bu ñu amee une eau de qualité. xëy na mais loolu mooy paradoxe bi sax. parce que ndox bi ngay jënd. moo gën a cher ndox bi ñëw. parce que ñun ndox bi ñu ngi koy jaayee 250 mètres cubes mooy arrêté ministériel. alors que ndox bi ngay jënd nii 1000 francs la.
donc xam nga loolu yëpp lu ñu war a étudier la mais gouvernement bi saytu na loolu. defe naa waxtaan yaa ngi wëy. et je crois que même et surtout les industries présentes quand même ci périmètre bi di fay ndox. mais loolu moom waxtaan nañ ci ak yenn kilifa yi. ñoom ci seen bopp ñoo ko wax. léegi dernière question bi Alpha Bayla li ñu may ci waxtu bariwul li nga leeral ci plan d'action beeg yooyu am na solo li ci des rek xëy na mooy sur le plan opérationnel. que bu kilifa yi jëlee dogal ba pare aussi sur le terrain que les gens puissent faire le job correctement je pense que loolu lu am solo la beneen question mooy gis nañ ne xalif bi dafa am benn unité boo xamante ni aussi daf ko mettre en place muy Aynu Rahmati am sëñ Ousmane Mbacké bu sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma di ko diriger ak yeneen doomu dëkk bi nan ngeen di liggéeyee yéen. mais loolu sànq maa ngi la koy wax ci njalbeen. gis nga plan d'action boobu. plan d'action la boo xam bi ñu koy tëgg. ñun ak ñoom Serigne Ousmane. ak mairie bi ñoom Abdou Lahad Kat ak ñi nga nekk Maaw Rahmati. ñun ñoo ànd def diagnostic bi. très bien ba pare déterminer plan d'action. c'est inclusif démb sax ñoom bi ñuy def restitution bi. devant le ministre de l'intérieur. rafetlu nañu. ibbeeku bi ñu ibbeeku ak ñoom. ndax man dama gëm ne nag nit soo koy liggéeyal. da nga ko war a di déglu. saa yu ne te fu ñu ci toll ci waxtaan bi tamit dañuy dem di wax sëriñ bi di ko rendre compte. léegi li ñu amoon jeex na ban message ngay lancer d'abord ñu nekk sur le terrain. ñu def liggéey bi ni ñu leen ko santé mais ndax population yi tamit am na loo leen di dénk bu fekkee gis nañ loo xamante neexu leen. waaw li may ci dénk rek mooy numéro vert bi. mooy dama koy saytu muy 880 30 30. numéro boobu dañ ko fi teg pour ñi nga xam ni dañu am problème. pour egg ci ndox bi. ñu wax ñu mën a intervenir. dispositif bi nag c'est important parce que on a 110 camions qui sont en mouvement. ci biir ville bi li ñuy wax nit yi rek mooy. ñu def tout ba ndox bi bañ di ko yaxanal ndax ndox moom kenn du robinet ibi di ko bàyyi noonu di ko yaxanal ba pare nag comme ci période bi ñu nekk période Covid la ñu voilà waa ak tàngoor ñu mën a topp mesures yi nga xam ni moom la autorité sanitaire yi édicté. très bien beneen question bi balaa soxna Faty Dieng di taxaw pour ñu dugg ci journalu olof bi balaa Faty di taxaw beneen question bi mooy gis nañu aussi keroog Cheikh Bass Abdou Khadre xawoon na naqarlu défaut de coordination bi am ci société yi intervenir ci dëkk bi. di wax ne kenn ku ci nekk da ngay ñëw rek souvent am foo sofee di kii alors est-ce que tey jii OFOR mu ngi jouer rôle am ci synergie boobu. dans le cadre du travail parce que mënu leen a liggéey yéen rek foog ngeen am ñu ngeen ci àndal. mais OFOR tey mooy exemple bi. ndax démb bi ñuy nekk ci réunion de restitution bi. ñoom ñoo ko waxal seen bopp. ñoo ne OFOR de ni muy liggéey ñun loolu la ñuy xaar ci yeneen structure. très bien mooy mu ñëw lépp lu ñuy def. ñu toog ci table bi ñu waxtaane ko. wax naa la proposition innovation yi. innovation pour appuyer sur les forages. extérieur mais loolu comité bi moo ñu ko jox. xam nga loolu suñu toggulul ak ñoom duñ ko am. donc il faut que ñu am humilité. ñun ñëpp ñu ànd liggéey. comme ni ko xale yi di wax xàccindoo dóorandoo. pour lépp li ñuy def ñu mën si atteindre suñuy objectif. alors l'horizon à quand c'est-à-dire que est-ce que déwén bu ñu ñëwaatee fii même problème yi la ñuy aborder wala ndax jàpp nga ne tey jaar nañ ci yoon boo xamante ni déwén am na problème yoo xam duñ ko aborder. année bi am nañu progression 8% si production bi. jël nañu ay dispositions nouvelles. déwén man li may ñaan li may wax su ma yéenee. yéene ak engagement non su ma yéenee. mooy pour ñu régler problème ndox bi. de manière définitive. mooy projet transfert d'eau bi ñu indi ko. ñu indi ko fii parce que projet transfert d'eau bi. gouvernement bi su ko financé rek defe naa ne coow bi yëpp jeex. parce que champ captant boobu Sadio am na doole. te mën na alimenter ville bi yëpp. li ci des rek mooy investissement yi ci war. ñu def ko ak normes yi nga xam ni moom la ñu édicté. te ñu bañ a di def branchement ñoom seen bopp. c'est ça waaw mooy le comportement donc au-delà des infrastructures yi nga xamante ni état daf koy def. est-ce que tey jii tamit am na benn liggéeyu sensibilisation ak formation bu am parce que da ngeen koy defar bàyyi ko fi dem bàyyi ko ay nit est-ce que tey jii yéen a ngi liggéey population yi pour ñoom ci seen bopp dans les villages ñu mën a approprier wu projet bi mais surtout gunge leen ci maintenance bi ak saytu bi. gis nga man du ma tàyyi di ko wax. su ma ñëwee ñi may wax ne branchement yi dafa am ay branchement clandestin dam leen ne mënoon ngeen jël ay plombier ngeen former leen ngeen def certification boo xam ni sax OFOR moo koy joxe ñu dugal leen formation jàngal leen naka nañuy liggéey. alors qu'est-ce que OFOR fait dans ce sens. non loolu chantier la bu ñuy ibbi waaw mais man xam nga bi ma ñëwee yàggul maa ngi ciy waxtaan ñu ngi ibbi ay réflexion ay chantier stratégique mais dama ne ñi nga xam ni dëkk yi nga xam ni ñun amuñu base opérationnelle bu mën a mottali liggéey bi yëpp nañu jël
xale yi fa dëkk. ñu former leen. Très bien. au métier de l'eau. comme ça ngeen xeex waaw chômage. comme ça voilà comme ça mu nekk suñu apport sur le port. exactement sur le mu nekk chômage. apport bu am solo sur le plan de la lutte contre le chômage. Des jeunes surtout, mais surtout le défi de la formation bi nga xamante ni dañ koy am souvent et je pense que lu mel noonu université bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo ngi koy liggéey université des métiers lay nekk te je pense que les métiers de l'eau tamit dinañ ko ci boole bu baax a baax. doon recevoir Alpha Bayla Gueye ñu continuer nii lañ koy jàppee ba màggal gi opportunité la prétexte la pour ñu waxtaane li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi